dans le monde ñaari nit ñooñu kese la mooy ku nangoo relever défi ak ku nangoo relever défi dans le monde sori na si Sénégal gi la ñuy wax ndax foog naa ni am nañ fi ay exemple yoo xam ni doy nañu ay exemple te mën nañ leen citer sax ci biir waxtaan wi waaye li nga xamante ne moom moo am solo te muy laaj boo xamante ne aussi war nañ ko samp wax naa ko si njalbeen est-ce que jotul ñu xoolante si ay gët waxante dëgg surtout ndaw ñi te bañ justement politiciens yi di ñu balloter à gauche et à droite ku bëgg a jël nguur gi ne dinaa leen utal xëy bu ko jëlee ba noppi continuer naan dinaa leen utal xëy loolu li nga xamante ne nii moom moo koy jur mooy kii laay wax. Yankoba est-ce que tey réellement lii teel ndaw ñi lu si bari du ut ay koppar lu mooy gis dara bëgg kaa dundal ba ëllëg mu dundal la. Khalifa maa ngi jaajëfal oustaz bu baax. ci exemple yi mu joxe. gis nga dafa joxe exemple ne yenenti bu mu gisee ku yeeluwaan mu woon ko yoon bi. bu mu koy wonee yoon bi boo waa ji dem dellu si. lépp lu mu taxañ. ñi jënd ko. mais est-ce que boobu taxawaay la état bi taxaw ci ay ndawam. non c'est pas la question xam nga tey jii mooy laaj bi ma laaj. est-ce que jotul. ndawi Sénégal. ku nekk si ñun. au lieu nga jóg ne tey ma ami koppar. nga jóg ne tey ma am métier. métier mi nag mooy la nga xamante ne moom nga bëgg di ko sabab. di ko dundal ba mu xëy dundal la. est-ce que du foofu la ñu faussé déjà utum xëy mi. mais Khalifa xam nga sama introduction newoon naa la. état bi mooy teg programme am ne leen jàng leen ci lii. man buñ ma dugalee école. benn programme laa doon topp. am sama certificat. am sama BFM. am sama bac am sama lii boo ma pare. mais bu ñu paree xam nga état bu xamoon ni moom formation bu muy joxe ëllëg du ci mën a financer ay jeunes wala di leen di ci employé. warul teg programme boobu ne leen jàng leen fi boo am fi 20 ans boo paree ne leen boobu programme baaxul. loolu mooy poser problème employabilité. mooy poser problème employabilité maa ngi ñëw. mais ñun bu ñu comprendre loolu. parce que lii dañ ko commencé théoriser. pour mën a coincer les jeunes. ñu naan non il faut ngeen spécialisé wu. nga gis ay ndaw yu bëri génn biir université. université publique yi di songu école privée formation professionnelle yi. dem defi seen formation. bu ñu fa jógee ñu ne leen no 3FPT a ngi nii. ONFP a ngi nii. gars yi songaat yooyu. centre encore di formé wu. mais bu ñu paree lan mooy résultat bi. gars yi teg fii ay financement ne DER ngi fii ANPEJ ngi fii ainsi de suite ku am programme am wala nga am sa projet. demal déposer foofu ñu mën la financer accompagner la. mais loolu yëpp jeunes yu tey surtout ñun suñu kuréel. gis nga formation yooyu noonu yu ñu doon reprocher ci employabilité. buñ fa jógee dañu songu kii formation professionnelle yi. te ñu ngi ak suñu diplôme d'enseignement général ñu ngi ak suñu diplôme de qualification professionnelle. ñi teg suñuy projet dem déposer ko ci kuréel yooyu ñuy wax. mais gis nga Khalifa Sénégal gi nii pour wax la dëgg rek man maa ngi ci regroupement bi depuis des années tey man maay coordinateur Casamance. ñun ñu fi nekk nii Dakar rek dañoo déposer suñu 9 projets DER. benn projet boo tey njii nii amul benn projet bu ñu yër sa ba wooñu téléphone ne la ñu ñëw leen entretien. amul parce que lu tax defuñu politique. di nga gis koo xam ni sax rédigé wul benn projet dañ koy woo téléphone. mu yóbbu projet am si suba bara 1 mois ñi financé ko. est-ce que loolu noonu problème d'employable kii comment que de formation la. wala problème de militantisme politique. loolu la tax ñun ñuy xeex loolu noonu. mais problème bu gars yi di poser. du boobu du loolu mooy problème. pour yow DER dañ ko politiser. mais DER Sénégalais yëpp xam nañ dañ ko politiser. non da ñuy wan rek nank rek. pour yow DER dañ ko politiser da ñuy wan naka rek. Boubacar Diallo. waaw. DER dañ ko politiser du début à la fin. waaw naka ci naka. ci naka DER projet yu fay génn ay projet ay militants lañu. mais xam nga ñun mënuñu ko wax en l'air il faut des preuves loolu mënuñu ko wax en l'air. nii xam nga tey boo leen ma laajee preuve. mooy ma citer leen ay noms. mën naa ko tontu. ou donner des exemples. may leen ma rek may ko gis nga man dama dëkk ak ay booy.
man bu ma déposé projet yi. boobu ñoom sax am ñu sax idée conception projet. mais dafa am fa ñu far bu ñuy déposé seen projet yi te boobu sax ñoom rédiger wuñu ko de. dañu leen woo na leen dem leen ci diw mu bind leen projet. dem naa boo taxaw ci kenn koo xam ni fermam la man bu ma yeggee ci moom sax dama tiit ma ne foo booy foo jaar. mu ne ma grand Sénégal bi boo fi bëggee am projet wala bëgg fi génn ci lii da ngay politique wala da ngay gëm kii ñun nag décidé wu ñu doon booy kenn. parce que dañuy yaakaar ni DER googu noonu ak yeneen kuréel yoo xam ni taxaw nañ fa dugal fa xaalis pour financement des jeunes ñun du politique mooy tax ñu am ko du langaamu ci branche wala kii comme encore épaule nit ay tax suñu projet génn wala neeg ni. ñun dañ ko teg ci yoon xam nga tey bu fekkente ni nguur gi. ni nga ko waxee. waaw dafa jël ay kuréel comme DER. ñu politiser ko di ko jox seen ay militants. loolu la fi am. loolu li muy jur. mooy li Alimam wax sànq. dugal nañu ay koppar te daañu dugalaat ay koppar est-ce que du li ñu war a def tigi mooy ñu defaat refonte à la base maanaam ñu tàggat ndaw ñi ku nekk ci la nga xamante ni moom nga jublu ba bu ëllëgee même bu fekkente ni gisoo ku la financé ngay taaba comme ni ko imam Pouy di faral di waxee ba xëy na jot na taxaw est-ce que du échec d'entrée de jeu toog di xaar financement nguur. ci ko bëgg dara. Khalifa. peut-être xamoo ma mais boo demee université Cheikh Anta Diop. man xamal nu ñu may woowee l'étudiant ambulant. maanaam. gis nga dépp ma duggee université première année. sama premier rappel bourse. gis nga problème étudiants yi ñu naan université dañuy imprimer seen biir chambre. oui ñun ñu ngi jógee kaw ba. man sama dëkk pour oto dugg fa problème la maa ngi dëkk ci village bu mujj ci Casamance. suñu diggante ak Guinée Bissau 2 kilomètres la. bu may dugg Dakar bu may dugg Cheikh Anta Diop ci couloir laa doon fanaan. sama premier bourse ma dem jënd imprimante. jënd machine di def ko sama biir néeg. jaay naa attaque ak suukar sa biir université. waa kudu xam nañ ma bu baax dem nañ ba nangu sama néeg parce que lii laa fay def. parce que ñun buñ fa duggee université dañu teel a comprendre ni pour gën ci. il faut nga entreprendre di def étude business. comme dans tous les pays du monde. effectivement Sénégal rek la étudiant di takk cravate. mais tey demal couloir de la mort wala mu def fa plongeur par exemple. merci demal couloir de la mort bu université Cheikh Anta Diop ñaata étudiant maîtrisard ñoo am seen master boo pare ñoo fay toog. mais le problème est beaucoup plus profond xam nga le problème est semble beaucoup plus profond parce que li imam wax sànq si jàngaleem yonant bi. bokk na si lu ko jiitu décomplexé nit ñi. parce que nëgë ni tey bu ñu waxante dëgg te yàlla tax ñëpp dina ko ne yee étudiant. mais étudiant Ndakaaru jomb na bu xëyee dem jàngi. bu ngoonee mu dem si restaurant bi servir bu ñu demee tugal dañ ko faa def. man plonge naa biir université nekk naa fa vigile. biir université di fay jógee ay 8 heures dem dugg amphi gën fa dem ay Kër Massar di jaay ay saaku vide. donc entrepreneuriat boobu bu ñuy naan ñun tey dañuy tag suñu cravate di complexé leneen. boobu yeneen étudiant la pas aujourd'hui. nee naa la couloir de la mort ñu fay photo coiffeur yu fay nekk ñu fay jaay mouchoir. c'est des maîtrisards yoo xam ne am nañ seen maîtrise boo pare. yor seen projet déposé ko kenn financé wu la ñoo nekk ci métier googu. mais projet yooyu tey bu ñu leen jàppale man personnellement. maa ngi entreprendre ci kii multiservice. tey lu ma laaj pour ñu accompagner ma ko lu ndaw la mais déposé naa fëgg naa fu ne. ngay gis ay boy yoo xam ne am ñu projet yu viable. pour terminer ak yow jàll si keneen. est-ce que kon li nga wax le bu ñu ko tënkee. li doon gën. au lieu nguur gi di jël ay milliards. ñu dafay financer ay projet est-ce que li doon gën du teg maanaam mécanisme ak infrastructure yi nga xamante ne nii moom mooy permettre ndaw ñi ñu yëngu ci dara jàng ko ba bu ëllëgee ñu mën a demal seen bopp est-ce que du dañu war a def refonte à la base si wàllum xëy mi gën a professionnaliser njàng mi. mais loolu ñoom def nañu ko 3FPT ñaata jeunes la fi formé ñaata la ñu accompagner ñaata la ñu financer. boobu question chaque fois ñu wax leen ko ñaata milliards lañ fa dugal mais est-ce que jotul tey ñu auditer yooyu noonu balaa muy jëlaat ay 450 milliards di koy dugalaat ci institution yooyu noonu. très bien mais DER ñaata milliards lañ leen jox ñaata jeunes la ñu financé. te bu ñu leen waxee ñu ne non c'est des bases confidentielles. mais pourtant bu ñu bëggee siiwal nit keroog gis nañ ci benn plateau ñu naan kilifa jot nga kii. ñaata kii nga kii mais lan moo tax mënuñu teg benn base goo xam ni tey ku fa dugg mu xam ni. ñii la ñu financé ñii ñoo jot a remboursé ainsi de suite. parce que xaalis bi dañ ko jox seen militant. te remboursé wu ñu dara. te ñu leen yóbbu woon foofu pour ñi ki mais tey bu jeune bi remboursé. mais ku ko fa yóbbu garanti ko. mais Sagna balaa ngay changer balaa ngay dem. mais kilifa du militant. opposant la te jot na. merci beaucoup. mais Sagna. non mais attention. kilifa lan moo tax ñu jox ko ñëpp xam nañ ko.
pour mu noppi am nañu position kilifa. dañu bëgg mu noppi. non c'est ça. mais taxul mu noppi de. taxul mu noppi non positif kilifa mënul noppi. merci beaucoup. je pense que fondamentalement. il faut comme ni ñu ko waxee si njëlbeen. ñu xoolaat mécanisme yi nga xam ne ci la ñuy tàggate ndaw ñi. Khalifa da ngay jàll ci artisanat yi ñu ñëwaat ci oustaz. si fa laa jëm ba ku nekk ñëw ci sa bopp loolu mooy li nga xamante ne moom moo am solo. alors artisan yi li nga xamante ni moom mooy seen problème fondamental ci wàllu insertion boo koy seet mooy lan mooy qualification boo xam ne dañ koy certifié maanaam boo si waxtaan ak ñi nga xamante ni xëy na ñoo yor projet yu mag yi seen problème mooy bés bu ñu tolloo ci liggéeyal Sénégal ci ay projets yu mag ñu war a jël doomi réew mi ñu liggéey ci alors doomi réew mi quelle que soit leur expérience quelle que soit leur compétence du ñu mën a yëngu ci lu dul au plus bas de l'échelle maanaam doon ci ay ouvrier parce que qualification bi muy laaj lijaasa gi muy laaj njàngale mi muy laaj du doon loo xamante ne dañ koy matale ba dañuy jëlee ay nit bitim réew indi leen est-ce que yéen artisans yéen a ngi xalaat def loolu nga xamante ni moom la ñuy faral di tudde si yeneen réew yi validation des acquis de l'expérience Sénégal sax ñu ngi koy jéem a door waaye méngoogul ak réalité ci terrain bi maanaam yow artisan nga nekk nga mécanicien pendant des années ku la taalal ab oto te gisoo ko nga dégg riir wi xam ban marque la waaye tey bu ñu doon recruter amooy këyit amoo CV boo xam ni dañ ci mën a sukkandiku pour recruter la est-ce que loolu tey yéen a ngi ci waxtaan ak ñi nga xam ni yéen a ngi jokkaloog ñoom ci wàllu nguur gi ngir ngeen am benn reconnaissance su seen expérience boobu muy validation des acquis foog naa ni bokk na ci li leen di génn ci guute gi ngeen nekk quelque part. merci Khalifa dina abu oustaz lim ni Boubacar laaj bis dama waroon indaale bëy may la ko. mais man laaj bi nga ma laaj. waaw xaru laadum laay indi. pour laadum ngay indi waaw. ok jërëjëf. Alsane Waara ma koy jaay wala sëñ Bakke Sarr. walaay ndeysaan. bon VAE ngay wax validation des acquis de l'expérience. loolu dañ ko yàgg a laaj. parce que ñun dañuy jàngal ay xale. formation ñëw xale yi dugg ci biir ñu former leen ñu génn am CAP. te maître bi la jàngal amul benn kayit. loolu faute bi ak kii du ñun. naka la ñuy def ba am diplôme bi VAE bi. loolu état moo ñu koy defal. tigi nattuñu ci li ñu tollool. pour ñu am diplôme bu équivaut ak loolu. du dëgg. loolu wax nañ ko nag ci projet PEJA bi ñu wax. ne am na ci. ñu koy xaar. wax nañ ne am na ci. am na ci mais gisagu leen fu ñu ko doxalee. non gisaguñ parce que ñoom ñi ngi soog a débuter formation lundi passé. du dëgg loolu nekk na beneen bi mooy. ñun dañu am métier. Saas wax na yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam dafa wax nit ki tegal ko ci yoon mu dem wuti métier. teg ko ci yoon mu wut métier bu wutee métier ba pare mun ko ni def. ñun am nañu métier déjà. ndax lii ñu sol ñun ñoo ko liggéey. plateau bi ni mu mel tey macha allah artisans yi ñoo tax mu mel nii. lii soxna su baax si def fii. mën naa ne artisans yi ñoo koy def. fédération bi nga xam ne moom la ñu ëmb tey muy FEDAP. lépp la ñuy liggéey. en tout cas immédiat moom loolu mooy tànneefam parce que mobilier gi nekk ci kër ga yëpp. artisan lu koy ñoo ko defal. merci loolu nag bu ko ñëpp defoon rek. mbir réew mi dox. kii wax sànq ni daal yi ñuy jëlee Maroc. mais ñun mënuñu jël Sénégal fii ay daal di ko yóbbu Maroc sañuñu ko. sañuñu ko léegi li nga xam ni moom la doomi réew mi di def. nañ ko valoriser. pour ñu dugg ci entreprise yi pour ñu dem ci vraiment ci yenn marché yi ñu mën ko am ak yooyu. loolu aussi ñun liñ ci mën. suñu mën-mën fi mu toll. foofu la ñuy yem. lay tax nag ñu am matériel de dernière génération. pour mën a def finition bu méngoo ak jamono. matériel ba ak xam-xam ba formation ba. mais loolu dañ ñu koy indil. suñ ko indee yokkal ñu ñun suñu xam-xam fi mu toll. mais su boobaa dinañ concurrencer le marché international. tigi mais li nga xam ne moo am ci réew mi ci jàng. ñun foofu la ñu yem. alors kon mën na ni secteur bi. am na école primaire. am na secondaire. mais amul université. noonu laa ko mën a expliquer. dëgg la bu amoon université ñu dolli ñu formation boobu nga xam ni moom la ñu war a am te amuñu ko. ñu valider seen ñu valider ko. indil ñu matériel bu adéquat ak loolu. su boobaa ñu liggéey la ñeneen di liggéey. te ñun li ñuy liggéey moo gën a dëgër.
li ñuy liggéey moo gën a dëgër moo gën a baax. li ciy manqué des fois mooy ay normes yu ci war a am. ak yooyu. ay finition mais loolu ñun mënuñu ko. mënuñu ko mooy lan amuñu matériel.